jërë ngeen jëf waa bokk gis-gis gisatuñu seen bopp ci coalition wàllu Sénégal gi ñu bokkoon l'observateur nañu moo taxit dem nañu ñoom it ci caisse dépôt et consignation déposé seenub caution fas yéene demal seen bopp ci élection locale yi Moussa Diakhaté mi chargé de communication bu bokk gis-gis di ñu wax ci biir l'observateur ne waa wàllu bi ñuy dem di déposé seenub caution yëgaluñu ko moo waral ñuy di waa convergence bokk gis-gis bañ betteel moo tax ñu dem déposé ji suñu caution yéene kaay bi nañu candidat bi waa wàllu Sénégal bëgg a samp ngir maire bu Ndakaaru bokk na ci li leen féewale Vox Populi nañu Pape Diop ak waa bokk gis-gis wan nañu ginnaaw ñoom Abdoulaye Wade ba dem yóbbu seenub caution journal bi dolli ñu ci ne ginnaaw coalition Yewwi Askan Wi coalition bii di wàllu Sénégal it mi ngi ci ay jafe-jafe Soham Wardini mi bëggoon a sampum dëndëm ngir doon maire de Dakar lise ko nee nañu yeneen élection ti rek waaye yu déwén yi moom pare na ci Soham for ko la définitivement ndax commission départementale d'investiture bi xam le ne procès verbal bi ñuy wax ñu annulé ko mënut a nekk moom meerum Dakaaru di Soham Wardini moo nekk ba tey ci xët mu njëkk Rewmi Quotidien yéenekaay bi dañu xamal ne la mu bëggoon mu di ñu annulé procès verbal bu ndajem investiture bi woon keroog ngir dossier candidature mën a bokk ci course bi loolee du ko am témoigné nañu xanaa Khalifa Sall doon boroomi pexe dëgg lu ko moy Wardini dina waat élection yi ndax commission départementale d'investiture bi mu ci doon déglu wax na démb ne mën-mënam yeggul ci di dogal lenn ci rëq-rëq yi ñoom Soham Wardini di wax ci yëf yi Le Quotidien moom it xëyee yëf yooyee ba dañuy wax ne waa Yewwi Askan Wi ànduñu ak Cheikh Gueye mi doon wax naan du candidature bu Barthélémy Dias la seen coalition bi déposé ngir mairie bu Ndakaaru waa taxaw nee nañu Barthélémy Dias mooy seen candidat moom candidat bi di Barthélémy Dias di leeral ci xët mu njëkk Vox Populi ne fa ñu taxawoon fa la ñu taxaw ba léegi candidat lañu ca mairie bu Ndakaaru Vox nañu boole ci kit ci biir taxawu Dakar ñu bari Barthélémy Dias la ñu àndal journal L'Info nañu Barth def na ko Wardini gaayam it tànn nañu ko moom Barthélémy Dias def ko candidat bu taxawu Dakar ca mairie bu Dakar Libération bi ne waa taxawu Dakar xàllal nañu Barthélémy Dias yoon wi jëm ca mairie bu Ndakaaru Source A nañu moom maire bu Mermoz Sacré-Cœur moom la ay mbokkam di waa taxawu tànn ngir mu doon mairie bu Dakar mairie bu Ndakaaru Sud Quotidien nee nañu ci xët mu njëkk mooy toogu gi tëj bopp coalition yu bari ci local yi déwén yi lu yees fukki fan des ngir ñu tëj dépôt dossier candidature yi waaye muy coalition Benno Bokk Yaakaar di Yewwi di Wallu ba fi mu nekk ni amu ci kenn ci ñoom koo xam ne nee nga kii mooy sab candidat ca mairie ba mairie beneen bu ñuy dégg xëccoo gu tar di bu Golf Sud njiit la di Aïda Sow Diawara mi ngi ci la Sénégal ba di fa xam le ne xel mënuta nangu waa APR bëgg ngar dajjoo commune yëpp aki moo ko bàyyi seeni alliés ñu ne tocc Aïda Sow Diawara ne bu ko président Macky Sall ne bàyyil wala Aminata Mbengue Ndiaye ne bàyyil dina bàyyi waaye lu dul loolu dafay taxaw ñàkkante ko ak ñi xippi seeni gët teg ko ci toogam gi Macky Sall mu toog ay magistrat wër ko photo boobee ñu jële ci ndajem conseil supérieur de la magistrature enquête dina kay moom la ñu xëy baaxee ci xëtam mu njëkk ba dañuy wax ne pouvoir exécutif bi mu di nguur gi moom na judiciaire bi da koo tënk jàpp ko otage ndax lu mat at ak lu teg mi ngi nii defuñu ndajem conseil supérieur de la magistrature te li teg si wax moo di conseil supérieur de la magistrature war nañoo daje lu mu laadi ñaari yoon ci at mi kenn ci ñi fi gën a fës di Adji Sarr xëy ne na fang ci xët mu njëkku Les Échos nee na diggam ak Ousmane Sonko la bëgg ñu gaaw ci layo bi la yàkkamti mu ne mbir la moo xam ne du ay caaxaan ndax fukki jeune ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan nañu ko leeral bu dee maatooñ ñu def ci man li war bu dee Ousmane Sonko moo jàdd yoon ñu teg ko ci yoon Adji Sarr ne soxlawuma xaalis dëgg gi laa bëgg mu fës ndax dama sonn ci kàcc yeeg saaga yeeg xoxotal yi sama fit toogatul mënatuma dëkk fenn diir bu yàgg ndax di ragal ku ma sànk. NCA Assurance, Savon de Marseille Alphée, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal, Déodorant Malaysia UMO ak Jangal Makour à domicile ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM jàngoroy deng ak lawam ci bët gànnaaru Sénégal ginnaaw Rosso ak Richard Toll dagg na it jël na ca wàllam xayma nañu fa ñeent fukk ak juróom-ñeent ñu ko amee jàngoro jooje avortement médicalisé yàqu biir tuur ko ci wàllug anam yi nga xamante ni day wéeru ci loi loolee xel xalaatu ko ci gis-gisab xalif général Khadria ci Ndiassane ginnaaw kon lankuk xalifa ba ca Tiwaawan Serigne Babacar Sy Mansour dégg ngeen ci kon position taxawaay bi ci sëñ Cheikh Bekay Kounta am démb la woon ci teewaayu ministre intérieur ci jamonoy cérémonie officielle gàmmuwaat gi ca Ndiassane wàllu xibaar bokk na ci étudiant yu ñu orienté ci privé gi da mbootaayu ko yooyu privé ñoo lankoon wéyal njàng mi jëmee ci ñoom ndax bor bu état Sénégal warlu ak ñoom gindiku nag am na ginnaaw gisee seen digg ñoom yooyu mbootaayu université privée Sénégal ak ministre bi ñu dénk njàng mu kawe mi ba doggul nañ ci daal di faase yooyu bor gox-goxaan yi ne ay élection ci janvier 2022 ci Ndakaaru Barthélémy Dias tey la gën a taxaw mbër ngir taxawu Sénégal moom dellu ca ginnaaw candidature boobee démb la ko xamle ci janook taskatu xibaar yi ca Mbuur it maire bii di socialiste Fallou Sylla doon leeral rek ni ba tey la ma nga ca PS demul àndeek waa gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany ci it local yi moom la PS investir jiital noppi na ngir jaamaarloo ca wala janoo ak waa Benno Bokk Yaakaar loolee la dénk Abdourahmane
ci technique bi Abdou Thiam El Hadj Assane ci micro bi digital geek soxna Yacine Pouy ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kendaluk jàmm ca kanam tuuti ñu ànd ci penco geek RFM. bañ fa demee tàmbali faa def ay gëstu ak ay saytu gis nañ fa yeneen ba ñu ne kon kat tee ñoo xoolaale dëkku Richard Toll ci boppam foofu tàmbali nañ faa def ay gëstu tàmbali nañ faa def ay saytu gis nañ fa tamit ay cas donte cas yi ñu fa gis néew na loolu boo ko méngaleeg cas yi ñu am Rosso donc ci loolu la ñu xam ni kon virus bi ma nga Rosso bu baax a baax ma nga fu mel na Mbagam bu baax a baax waaye it mi ngi fu mel na Richard Toll donte fi mu nekk nii bareegu fi lool ci gëstu yooyu tax na ñu gis ni daanaka ci góor ñi la xaw a ëppee mais tuuti rek daanaka du bare lool daanaka ñoo xaw a sax méngoo gis nañu tamit virus bi ñi muy dal mooy ñoo xamante ni du ay xale mais ay ñaareel ay muskalaf lañ ñoo xamante ni ñu ngi liggéey ñu ngi ci biti di liggéey seen liggéey day aajowoo ñuy génn ci mbedd mi lu bare ba tax na loolu gis nañ ci ay baykat gis nañ ci donc ay chauffeur mais gis nañ ci aussi li ci ëpp donc ay élèves ak ay jàngalekat. ginnaaw taxawaayu xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ci wàllu avortement médical légalisé ci mim réew ak lànk gi naata ngom bu ci Ndiassane noonee la taxawee xalifa bu tedd bi ci Ndiassane xamle ko ci jamonoy cérémonie officielle gàmmuwaat gi ci teewaayu ministre intérieur. gannaaw génnub xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour tey jii nag Cheikh Al Becaye mi toog ci bopp xilaafa xaadriya moo doon wax li jëm ci avortement médicalisé borom ñaari tur yi ba ci sax dérive yi nga xamante ni xale yi ñi ngi koy def ci baatu porte parole bi di Cheikh Abdourahmane Kounta moom mi ngi ñaawlu jëf yooyu lee. loolu ñuy wax al ijhaab muy avortement médicalisé sëriñ bi ba mu ko déggee dafa laaj ñu waaw loolu lan la ñu ne ko loolu de mooy jigéen joo xam ne war na lor dem na ba mu neex ko mu ne bëggul a jur doom ji mu ray doom ji ci biir mu génn moo ndax loolu ñun mën nañ koo lay ëllëg ci suñu kanam borom jeunes yi kàccoor summeeku ci kersa bay def lu leen neex mbaa ñu di ko wax jigéen ñi am liberté mën a def lu leen neex ci mbedd mi ak ci ruq yi ak ci béréb yi ñu tànn su boobaa nu ngeen di def. ak élection locale yi nga xamante ni ñu ngi ciy jëm xalif bi di woo way politique yi rek ngir ñu amal ay jongante yu dal ngir dëkk bi daal di am jàmm. sëriñ bi nee na mi ngi leen di dénku ñaar li ci dëkk mooy nañu waddu seen làmmiñ buñ ko waddul nit ku yiw ku bëgg a defaral moroomu doomu aadamaam bu jógee di wax di nga ko xam ci waxam waaye boo xoolee comportement bi di nga ko naw am na doxalin yoo xam ne soo ko doxalee ci waxi doxal ko ci melokaan doxal ko ci taxawaay ak jëf nit ki ngay wone ko jox ma sa kàddu ma defaral la sa àddina su la joxee kàddoom day càmbarul xoolul ràññeewu waaye bu ràññeewu la ko jox. cérémonie officielle bi nag mu doodoon occasion communauté xadriya bi ñu wax jafe-jafe yi nga xamante ni am nañ ko jëm ci wàllum infrastructure lu ci mel ni poste de santé lycée centre commercial ak yeneen Mame Astou Kane fii ci Ndiassane rajo Futur Média. Mame Astou dañuy des ak xalifa bu tedd bu Ndiassane sëñ Cheikh Becaye Kounta ak it ay kàddoom ci kaw gàmmuwaat gi ci diwaan gu tedd googee bokk na ci lu mu waxtaanee moom xalif de xaadar mooy wàllu ñaawlu ba fa ñaawlu yam ñi di yëkkati kàddu yu tegginuwul jëmee ci kilifa yi diine yi jaare ci internet gi woona mboolem kilifa diine yu Sénégal ñu taxaw daal di kon ñaawlu doxalin wu ni mel Cheikh Abdourahmane Kounta la ñu ci àndal porte parole njabootu Xaadiya ak Mame Astou Kane. sama du liggéey ndono lu toll nii li mu liggéey téye ko def ci tarbiya ay doomu aadama defar ci seen jikko ak seen melokaan ak seen taxawaay bu rafet nit jóge feeñ fële yore xalimaam yore kàddoom bëgg a yàq ndono yi mag ñooñu loolu kenn waru ko seetaan yéen ñi jiite diine ji yéen xalif généraux yi yéen garde diine ji yéen la ko yàlla dénk ngeen di ko garde waaye nag ngeen bàyyi xel ci ni te laa abat bihil ahwa ne leen wóor ni ay bànneex ak i xalaat mi ngi jóg di fooyee diine ji bëgg koo tas ngeen noppi waa ji di laaj ni noppi kooku ngeen noppi lu ko waral ndax noppee ñàkk wërsëg ragal a ñàkk wërsëg mi ngi leen di wax ni yàlla rek a am keneen ku du yàlla da ngaa ñàkk ndax da ngeen a ragal ay duma nee na mi ngi leen di wax ni bu ngeen ko ragalee fii duma yàlla moo gën a dis ëllëg te mi ngi leen di xaar kon yéen kilifa diine yi ndono li nga xam ne tey maam yu baax yi bàyyi nañ ko fi te mu indi fi nag li nga xam ni indi wu ko ci benn réew yàlla jox ko Sénégal muy chance u Sénégal stabilité am juboo am déggoo am orma am jalti ku mu amee bu kilifa diine yëkkatee kàddoom ñëpp daal di bàyyi loolu bu ñu ko yàq te nag li ma wax ci ay groupe yoo xam ne groupe yi dina la ñu tudde seen bopp jóg di ŋàññi sëriñ si di wax ci ñoom lu ñaaw loo xam ne nopp bu ko dégg sib ko loolu daal monsieur le ministre sëriñ ak ñi ma ko seqal ci diine ji ñu leen ci bàyyi loo xel xam ne askor kenn du ko xas tey bu ñu ne liberté am na waaw lu tax ko ñuy ŋàññi réew mi laïcité moo fi nekk kenn sañta diingat diinay kenn waaye nag kenn it sañu mukk jël loo xam ne day yàq pas-pasu doomu aadama
Cheikh Abdourahmane Kounta porte-parole njabootu Khadria doon yëkkati yooyu kàddu ci jamonoy cérémonie officielle ak gàmmuwaat gi ci Ndiassane démb ci teewaay monsieur le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñaari minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. étudiants yu nu yabaloon ci daara yu kawe yi privé yi Sénégal ñoom ca nu doon yëglu boobaak léegi ndax dàq guñ leen fa nammaloon ndax ñàkkum payu ko bor bi état bi warloo ak yooyu université privée mën nañoo nelaw léegi ànd ak dal ndax dàq gi mbootaayu ko université privée yi tegaat nañu ko ci suuf ginnaaw bi nu gisee ak ministre enseignement supérieur dañu ci déglu sax seen porte-parole Daour Diop ak Pape Bes Diba. ajuma bi passé waxtaan nañoo ak ministre enseignement supérieur ndaje boobu ay collaborateur am ay directeur am ñi nga xam ne mbiru étudiants yooyu concerné leen fekk nañ ko bi ñu waxtaanee waxtaan bu yàgg bu xóot d'accord nañ ci benn que moom ministre enseignement supérieur dana def li nga xam ne war na ko pour ñu fay ñu fay ñu ñetti milliards ak ñetti téeméeri millions 3,3 millions yi nga xam ne mu ngi ci loi des finances rectificative bi donc ñu fay ñu ko donc DAGE ministère enseignement supérieur mu ngi woon ci ndaje bi donc wax na ko pour mu def li mu war a def pour que ñu fay ñu ñun suñu wàll wax nañu ñu dooraat njàngu xale yi ñun aussi loolu d'accord nañ ci danañu dooraat njàng mi. lu ko dooree ci talaata gi. waaw bi loolu amee ñun daje nañu école yi daje nañ ñun ñëpp d'accord nañ pour dooraat jàng mi donc dakkal jàng mi jeexal nañ ko tey suba à partir de suba ci doore ci suba donc école daara yi danañu def li ñu war a def pour que njàng xale yi mën a dooraat loolu la ñu dogal ci ndaje bi ñu amoon ak ministre bi ajuma ak ndaje bi ñu am tey ci suñu biir waaw d'accord nañ ci loolu. mu ngoog gindiku kon am na ci wàllu daara yu kawe yooyu fàttali gi mooy nguur gi bu weesoo université publique yu Sénégal da ca am ay université privée yoo xamante ñu orienté yenn ci gune ginnaaw bu ñu amee seen bac di leen fa fayal ñàkk pay gi kon moo warloon réeróo boobee tax ñooñee ne ay université privée bëggoon a dakkal njàngale mi waaye it ni nu koy waxee borom bi def na jàmm gindiku amaat na ñu waxtaani politique ak mairie bu Ndakaaru ak it local yi nu dëgmal bu keroogee janvier 2022 coalition taxawu Ndakaaru moom daa mel ni réero am na ca ci wàllu gis-gis ak taxawaay ci mel ni Barthélémy Dias moom tey la gën a taxaw ci samp ndëndam candidature ba du ca dellu ginnaaw moom maire Mermoz Sacré-Cœur démb la ci woo taskatu xibaar yi ci ngoon ci teewaay yenn ci responsable yi taxawi Ndakaaru ku ci mel ni ka ca jiite wàllu ko jeunesse bi maire bu Fann Point E naka noonu it maire bu Grand Yoff Ibrahima Diamé nga fa woon. waa taxawu Dakar ci seen pas-pas ci seen Pastef ñoo taxaw nekk lu jot na. Barthélémy Dias taxaw di firndelaat candidature am ci mairie bu Ndakaaru ci déclaration bu gàtt ki jonganteel ak Soham Wardini ci biir coalition taxawu Dakar wane ni dara du ko taxa deltu ginnaaw mu mel ni kon xaajaloo bi leer na ci biir coalition taxawu Ndakaaru ngir conquérir mairie bu Dakar. dañuy candidat ci mairie de Dakar candidature boobu nag man maa koy porté man Barthélémy Dias déposé nañ ko nag fu ñu ko naroon déposé mooy ci commission Yewwi Askan Wi bu département de Dakar lu waral lii ñëpp xam nañ ko parce que wax dëgg yàlla ku toog tey nekk taxawu Dakar tànnuñu candidat kooku peut-être ñu koy wax ñoom la engagé wante ñun waa taxawu Dakar biral nañ ko tey fësal nañ ko tey dañu déclaré suñu candidature fu ñu ko naroon déclaré. moom maire Barthélémy Dias nag weetul ci position boobule ndax am na ñu nga xamante ne ñoo bokk ci coalition taxawu Dakar nee nañ ñu ngi koy jàppale bu baax a baax Bassirou Samb moo liir seen déclaration. ñoo ngi dëggal di jàppale di taxawal candidature suñu camarade Barthélémy Dias comme candidat de la coalition Yewwi Askan Wi pour la ville de Dakar. Barthélémy Dias nag jàpp ne ci ndaje bi lépp ñu doon confirmer candidature am daanaka ñëpp ñi bokk ci coalition taxaw Dakar teew nañu waaye ci biir maire yi kii di maire Grand Yoff di Madiop Diop ak maire Fann Point E di Pala Samb rek ñoo fa teewoon. Ibrahima Diamé ñu wutali Mbour ak Fallou Sylla maire ab diwaan ga moom weddi na xibaar bi jëm ci ne daa dem ànd ji ak waa coalition gëm sa bopp tey jii la gën a ne parti socialiste ca mu ne moom la ñu jiital ngeen ne mbër ngir local yi ca noppi ne ngir jannoo bu keroogee ak waa Benno Bokk Yaakaar. Monsieur le maire Fallou Sylla ak Abdourahmane Diallo. Le parti socialiste à Mbour m'a investi comme candidat à la mairie de Mbour. bi ñu paree def investiture ba pare le soir Bougane jaar fa jógee Kaolack ñëw na ma defee def benn visite de courtoisie
effectivement je l'ai reçu chez moi en compagnie du staff ñëpp toog bi ñu toogee mu ne Fallou ñun on a entendu vos problèmes là mais vraiment on vous soutient mais nag bi ma yeewoo suba teel gis ci journal yi di ma wax ni le maire de Mbour a rejoint Bougane maanaam sa coalition. Je tiens à dire que moi je suis du parti socialiste et je reste toujours parti socialiste. li xew mooy au niveau de Mbour le Benno Bokk Yaakaar je peux dire que ça n'existe plus car je suis le coordinateur communal de Mbour. Ils ont fait leur investiture jël ay candidats de l'APR investir leen au niveau de la commune et au niveau du département te loolu lépp sous la supervision de Mahmoud Saleh. ñu nag bi ko gaa ñi déggee ak fan yëpp les candidats là les futurs candidats ont été reçus à la présidence. yooyu yëpp ñun ñu ko di ko dégg te man ma nekk coordonnateur communal yëgalu ñu fekkewuñu démb bi ñu defar seen investiture yëgalu ñu ko boolewuñu ci ñu nag on a pris nos responsabilités mais li nit ñuy wax ni Fallou Sylla a rejoint gëm sa bopp dama leen di wax ni loolu amul. mu nekkoon leeral li maire Mbour Fallou Sylla dañuy des Mbour ak Abdourahmane Diallo waxtaanee leneen muy lu ñeel soxna Aïda Diallo soxna sa njiit la woon bu Cantakuni sëñ Cheikh Béthio Thioune ak it coowal ñi doon fexe dal ci kawam jël bakkanam ak yeneen soxna si ci xibaar gendarmerie déglu na ko démb foofu ci Mbour xamal na leen it menace di tëkku yi du démb waaye 2019 ak léegi ay avocat mit doon ca janoo démb ci ngoon ci Mbour ak taskatu xibaar yi Abdourahmane. vendredi bii ñu génn la avocat wu soxna Aïda Diallo daal di déposer plainte ndax dañu jàpp ni dañ ko bëggoon a assassiner Cheikh Khoureychi Ba mooy avocat bi. parce que mënuñu comprendre ay citoyens di nelaw seen kër ñeenti waxtu ci suba ci guddi ay samba booy dugg sa kër mët nañu xëy na nañu fukk ak juróom-ñett wax nañu fanweer parce que bare nañu te boo xoolee image vidéo surveillance yi ak gis li xew ci biti ak oto yi gaaree di leen xaar nga xam ni bare nañu tawaar fa kàll te li leen indi woon. du affaire ay sàcc dañ ñëw pour faagaagal. soxna wu dem si yàlla Cheikh Béthio Thioune gendarme yi déglu nañ ko ci lundi bi te sax yóbbaale na ay firnde. te boo xoolee image vidéo surveillance di nga xam ni effectivement soxna Aïda dong ma leen indi dañuy ñëw c'est sûr parce que armes yi ñu yore mel ni kuy dem guerre loolu lu leer la nëbb seen kanam nëbb seen gémmiñ takk ay gants sol ay dàllu guerre yooyu yëpp vraiment koo gis xam nga ni lii commando bi ñëw dafa ñëw pour lu bon tabaar fa kàll nag yàlla mi ñuy aar ñun ñëpp te mi xam muy aaree jaamam yi moo bañ parce que lii vraiment boo xalaatee sax boo gisee image yi boo moytul doo nelaw. avocat yi di yokk di xamle ni 2009 ba tey jii Aïda Diallo saa su ne mu jot ay messages yi nga xam ne ay nit dañ koy tëkku ngir faat ko. pour suivre internet sax dégg nga ko wala gis nga ko bi mu ci sonnee def na plainte à la DIC plainte bi tur yaa ngi ci ñi doon def plainte donc Sonatel rek bu ñu defee réquisition ci Sonatel rapidement mën nañ la génneel ñooñu. seen dernière communication ak ñañ la ñu waxal bu dee ñu ngi à la base de ça jàpp leen comme foolee doon rapidement dañ ko def. jamono ji nag avocat yi waxuñu ba xam am na kenn ku ñu jàpp ci mbir moomu waaye teewul ñuy xam leen ni gendarme yi fi mu ne nii jox nañ leen lii nga xam ne war nañu mën a wéyal seen l'enquête. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. RFM Sport. sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fay la Jassane. bismillah. ñu door footballu jigéen ñi équipe nationale du Sénégal bi tey jii dina suwe si ngoon si ak ñu war a kon jonganteel di waa Libéria ci ñaareelu pàcc jongante yi leen war a boole ca àll ba Sénégal leen doon 2-1 ñu war a kon daje tey jii ak ñoom ngir fexeendi duma leen ba jàll ci beneen pàcc ci jongante bi maam Moussa Cissé di entraîneur équipe nationale du Sénégal bi nii fi mu toll nii lépp lu ñu waroon def nañu ko te pare nañu pour jongante ak seeni ñooñ. li ñuy njëkk def moom mooy fàtte avance boobu ñu xam ni match bi 0-0 lay commencé fii te li nga xam ni moom nañu bëgg tey mooy gagner match bi fii parce que si suñu dëkk la wax naa ko keroog après match bi c'est vrai que ni gagné nañu dugal nañu foofu ñaari but mais équipe bi joué wul si vraie valeur am vraiment je pense que terrain bi xawoon nañu sonnal y a eu beaucoup de facteurs mais là je pense que ni suñu dëkk dinañu joué suñu jeu bi nga xam ni moom nañu xam si ñun teg ballon bi jéem a leen créer ay problème jéem a dugal ay but fii jéem a gagner match bi donc amul lu ñuy gam-gamle li ñu wut daal mooy ndam li fii te dinañu def lépp li nga xam ni war na ko yëkkati suñu niveau sur le plan tactique sur le plan physique sur le plan technique et sur le plan mental pour bu ñuy pare match bi daal mu doon ndam pour ñun qualification.
bu nu qualifié ne dañu jóge ji ak waa Mali yi war a gagné itam si jongante ñoom di xaar nag ku ñu war a dajantal ngi dem si deuxième tour bi ndax Mali moo daan République bu Guinée ñaari bal si dara jongante bi kon tey si ngoon la football bi itam tournoi bu nu jagleel waaye docteur yi ak ñi nekk ci kër fajkat yi bu dajale juróom-ñaari équipe yi nekk ci Ligue 1 bi ca Amadou Bari nag tey ji ñaari tali moo di joué ak waa Casa Sport démb nag jàppaleen Dakar Sacré-Cœur moo daan Snaps Excellence 2-1 Mbour Petite Côte daan waa Pikine 4 bal si benn itam. ñu waxtaanee lu jëm si wàllu handball ak fédération sénégalaise bi daal di siiwal liste ñooñu woo ngir kon waajal lu jëm ci ay jongante bi ci réew ak Afrique ñu ni nag woon nañu ci Coupe d'Afrique bi fukk ak juróom-ñeenti xale yu nekk di handball ci àdduna kenn rek moo ci nekk ci Sénégal di Makhtar Baldé moom sax champion du Sénégal ak waa ASFA entraîneur ba nag Frédéric Boujan dina yóbbu xale yi ca réewum France ca dëkk bu ñu woowee Cherbourg-Cotentin foofa ne la ñuy war a kon waajalee seen bopp. prononciation bi wóor na la. waaw noonu lañu ko bindee Cotentin. fu mel ni ay soor ak Pikine nga gën a miin. waaw mel ni loolu laa gën a yaa moom laa gën a xam moom. loolu nag dinañ ko xool ci ay bési ba xam fan la gars yi di mujjee ak seen préparation boobu leen ñu jeexal ak wàllu athlétisme ak centre international bu ñu tijji fii dajale ay athlètes africains ngir ñuy waajal ay jongante ci biti réew ñoom nag ci lëkkaloo gu dox seen diggante waa Conféges ambale nañu seen ay yëngu-yëngu Aminata Ba demoon na xool naka la ñuy waajalee jongante yi. stage bu fukk ak juróomi athlètes yi nga xamante ne centre africain bu développement bu athlétisme moo ko daal di taxawal boole ci nag réewu francophonie lim ci jublu mooy fexe rek ba athlètes yi daal di waajal bu baax saison bu 2021-2022 El Hadji Amadou Diaba nekk njiital bile centre. stage bi dafa am maanaa am solo te sunu athlètes yi su leen état yi jàppale aussi France mi ngi leen di jàppale donc soo gisee bu dëkk yu bari ñëw fi day gën a jox doole athlétisme francophone. Conféges di conférence des ministres de la jeunesse ak sport daal di wàllu si pensionnaire bu centre africain bu développement bu athlétisme ngir fexe ba ñu bokk ci jongante yu mag yu ñuy amal ci réewu Afrique yi ba ci bitim réew Abdoul Rachid Abdoul Baki nekk directeur bu programme bu EPS sport bu Conféges. saison bi nag dina riche bu baax ci wàllu ci ay événement wàllu tàggat yaram ndax dinañ ci amal championnat d'Afrique fële ci Maurice waaye tamit dinañ amal jeu francophone fële ci République démocratique du Congo ci weeru août bële di ñëw. bile stage waajal dina dem ba fanweeri fan ak benn ci weeru octobre bi athlètes yi daal di jóge ci centre yu ci mel ni bu Lomé bu île bu Maurice ak bu Sénégal ñu ëpp ci ñoom nekk ay jigéen. Tabarkal Alaaji Malal Teungueth FC ak Jaraaf ñu ngi wut libéraux pour saison bii di ñëw. man joxe naa sa tur. pay gi baax na. jërëjëf Malal. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu yegg see yéen ci chronique culture bi ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi fukk ak juróom-ñetteeli édition prix littéraire Fetkan Maryse Condé jégleel nañ ko ndaw ñi juróomi téere yu jógee Sénégal dinañ bokk ci xëccoo bi ci ñaari catégorie mémoire ak jeunesse bokk na ci téere yi ñu ci tànn la plus secrète mémoire des hommes bu Mohamed Mbougar Sarr ki taxawal boobule prix di José Pentoscope ñoo na fii ci Ndakaaru ngir daal di yëgle bis bi ñu war a joxe prix bi mu nar a doon ci weeru novembre ca Paris. C'est un peu notre fierté, mais en même temps montrons un peu l'ambition que nous portons pour ce prix. mbégte la ak contentement ñu ñëw fii tey ndaxte at wi ñu nekk wàllu prix littéraire bi mooy nekk ñaar fukki at yi nga xam ni ñi ngi koy def ci àdduna bi wërngal këpp te li ci ëpp solo mooy ndaw ñi production littéraire soxal na leen torop waaye dafa métti lool ci ñoom ndaxte ñàkk gi ci ñoom la gën a fës tey jii dañu war a expliquer ni école sans littérature c'est presque impossible mënta nekk école ak littérature ñooy ànd dañ leen